mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV dañuy doore xibaar yi ak plateforme Ñoo Lank ñoom it daal dina ñuy gën a taral xeex bi ci aljuma ji daañu amal ab marche boo xam ni Sénégal gépp lañ koy daal di wëral jubluñ ci leen lu dul njëgu courant gi nga xam ne yokk nañ ko ñu dal ci ginnaaw waaye itam Guy Marius Sagna mi nga xam ni it ak ñenn ci ay ñoom boobaak léegi ñu ngi leen def mandat de dépôt ñu nekk ci kaso bi ñu daal di leen fay génnee nu mu gën a gaawee ñoom nag kon fas nañu yéene amal ab marche grata lool daal dina ñuy seeti président ba woon maître Abdoulaye Wade waxtaan ak moom nag Abdoulaye Wade adhéré na ci seenu cause fas na yéene waxtaan ak biir partiem xool doxalin woon la ñuy am ci it ak manifester ak fipp yi nga xam ne ñu ngi koy amal ngir deltu ginnaaw am ci wàññu ko courant bi dañ ci ànd ak itam kenn ci ñoom Omar Wali Zoumaro bokk ci responsable ak Ñoo Lank kàddu yi la jébbil la Ndeye Dimé Ndaw membre du groupe de contact de Ñoo Lank. ok tey lu ñu mën a jàpp ci jotaay bi nga xam ne am ngeen ko ak maître Abdoulaye Wade. waaw mbégte mu rëy lañ fi jëlee ndax defe naa ni président Abdoulaye Wade li mu représenté Sénégal tuuti nañu sax pour ñun taxaw di ko wax donc nit ku toll nii xeex bi mu xeex Sénégal. jiite réew mi liggéey bi mu fi liggéey ci wàllum démocratie. ñeneen ñu fas yéene marche moom moo di it ñi nga xam ne train express régional bi def leen laal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi lañu war a amal ñoom it seenu ka marche nañu nag dara war a la ko dul président Macky Sall mi nga xam ni boobaak léegi diggéey yu mu defoon ak ñoom respecté wu ko benn yoon collectif bi ab janook taskatu xibaar la ñu amaloon ca diwaanu Thiaroye Gare Serigne Saliou Sylla bokk ca impacté ñu teelu kàddu yu mu dénk Younoussa Baldé. dafa am président institution yu mu joxe woon bi ñu dajee ak moom jam ñaajo addina bi yëpp yëg nañ ni président Macky Sall jox na impacté yi terrain ak maanaam xaalis donc loolu terrain yooyu ba léegi dañ ko gisul ñu ne ñu fii la wala ñu maasale ko wala ñu borne ko wala ñu viabiliser ko loolu yëpp dara amagu ci donc bi ko président joxe ak léegi dafa yàgg te ba léegi impacté yi di dund la nga xam ne bii jafe-jafe yi foo ko natt passé na ko. monsieur le président de la république mi nga xam ne moo yilif réew mi te wax addina bi yëpp dégg ne foo jaar ñu ne la impacté terre yi président may na leen ay terrain te gisaguñu ay terrain xamaguñu fu terrain yi nekk loolu vraiment dafa dul àq ak yelleef ci njiitu réew mu joxe institution yi toll noonu te maanaam kii bi respecté wuñu ko. xeex ngi nii mu jëm ci wàllu terrorisme ab défi la jëme ci état africain yi thème la boo xam ne ni ki tey moom la ñu sargale rentrée bu cours et tribunaux tey ji lañ ko amal ci ëttu attekaay bi gën a kawe ci Sénégal foofee nag kon nag président de la république Macky Sall moo ko daal di jiite ki nga xam ni it moom moo jiite lu ni mel di rentrée boobee rafetlu na bu baax a baax teewaay président waaye itam ñaax na ko ci ñu soppartal leen bâtiment yi waaye itam foo xam ni daañu fa amal ak njàng mu kawe Fatimata Diop lañ ci àndal ci teewaayam niki tey ci suba ci googu la rentrée. ab magistrat ab psychologue ak ay étudiants en journalisme te IGCOM gi nag saytuwaat lu jëm ci wàllu criminalisation viol bi loi bi ak lu ko wundu tey jii ñëw ci ay étudiants yoo xam ne dañuy jàng ci mbirum journalisme maanaam tas xabaar nga wax ak ñoom ci loi boobu nga xam ne dafay criminaliser viol ak pédophilie yaakaar naa ne mënuñu woon am public bu gën public boobu. viol ñëpp la viol bu ñu ko waxee muy góor di jigéen. waaye léegi ak viol ci loi bu bees bi kenn mënatul daan ku ñu jàppale da ngaa violé lu yées fukki at mooy li gën a yées te giir gi dund mooy li gën a bari. waaye léegi ak viol ci loi bu bees bi kenn mënatul daan ku ñu jàppale da ngaa violé lu yées fukki at mooy li gën a yées te giir gi dund mooy li gën a bari. loi bi ñu daal di koy votel waaye nag lépp lu jëm ci wàllu prise en charge psychique ci ñi nga xam ne ñoom la ñu daal di sàkku loolu yi tamit am na solo loolu. fondamental li war mooy ñi nga xam ne nag dund nañu loolu dañ leen war a taxaw ci wàllu xel waaye itamit physiquement ndax nag gàllankoor yi nga xam ne ñoom daal di nañ koy dund waaye itamit ñun ak état yi tamit war nañu def lépp lu ñu mën rek ba nga xamante ne dañuy former yeneen i professionnels yoo xam ne dinañu mën a taxaw nit ñi nga xam ne impliqué nañu ci mbirum viol boobule. mu doon nag pas bu mag boo xam ne amal nañ ko ci xeex gi ñuy xeex lii du sàkkute fii ba tax na nag li ci des rek mooy bile loi ñu daal di koy appliquer waaye tamit askan wi ñu tàmm di dénoncer xeetu ñaawteef yooyu bu amee.
seen bopp Fatulaye Mbaye Diop la woon ak àllarba yi nga xam ni it EJUCOM dañ koy daal di amal ni ki démb ñu doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy jàng lu jëm ci wàllu journalisme loi gu yees goo xam ni dañuy criminaliser li nga xam ni moom moo di viol gi. ñu wax ci secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllug mbay mi moom nag bëgg na it nguur gi mu daal di nag taxaw si kéemtalaay kàttam te it fas nañ ko yéene sàmmo seenu dige waaye itam relation yi nga xam ne am nañ ko seen digganteeg Chine ma ngi ko amaloon bi nga xam ni demoon na massawu ji chinois yi nga xam ne ca diwaanu Kaolack dañ leen daal di song yóbbu ci ñoom lu toll ci 20 millions ci suñuy koppar te it ay samba boy def ko ci seen usine de transformation dañ ci ànd ak ca Kaolack foofee Faxa Jaase ci kaw délégation bu takku secrétaire bu ministre bi gàll wàllu mbéy mi ak équipement rural daal di amal ak tukkib nemmeeku ñeel liggéeykat yi nga xamante ne ñoo nekk ci unité de transformation bi di West African Agriculture yi lorule ci cong bi nga xamante ne daat nañ ko amal ci semaine bi ñu weesu ngir rek masawu leen coono. centre bi njëkk a visité presque 300 personnes ñu ngi fay liggéey ay góor ay jigéen ay xale mais am na sax ñu jógee bitim réew Gambie donc loolu nag activité boobu duñ mës a seetaan muy arrêté. mu di jëf jong xamante ne nag président bi jiite collectif producteur ak exportateur u gerte yi daal na ko rafetlu. bokkul ci teraanga sénégalais ñi nga xam ne aussi dañuy toroxal doomu aadama wala dañuy agressé. doon profito ci ndaje mile Habib Thiam daal di fësal ak mbégteem ci doxalin wi nga xamante ne moo am ren ci campagne njaayum gerte bi. gis baykat ren ak daaw xam ne bu fi chinois yi ñëwee ba léegi di exporter yaakaar naa ne gis nañ seen njëriñ. ñun mébétoon nañ pour def 475 000 tonnes. parce que li nga xayma nga xam ne moo fi am ci àll bi yaakaar naa ne war nañ mën a am suñ place pour mën a def loolu. ñu ngi yàqule ci cong googule nga xamante ne ñàkk nañ ci lu ëpp 20 ci ay millions ci suñuy koppar di ñaan nguur gi rek mu dolli leen kaaraange ngir ñu mën a àggali seenuk liggéey. boobu la délégation maire ba di Macoumba Diouf fa daal dina ca woon ànd daal di nay naka naqalu congoogee fa daal di am sàkku it ñu taxawal ab brigade bu gendarmerie ngir naka mu aar chinois yi waaye itam aarale askan wi ci noonu it foofee nga xam ni it falak usine ya daal di planté wu sàkku na fa nag ñu daal di fay taxawal doodaan yoon wa nga xam nit moo sarale jëm Gàmbi ndax nee na accident yi fay am bari na loolu yàggul dara rek lu toll ci fukk ak juróom ci ay doomu aadama am nañ cay gaañu gaañu wala ñu faatu ci accident yu am foofee Macoumba Diouf ñu teewlu kàddu yu mu dénk suñu naataango Fara Diassé. commune bu Latmingué mooy commune bi gën a yaatu ci département bu Kaolack ci wàllu suuf kon xanaa ñoo fi ëpp li ñuy béy gerte te usines yi ci suñu commune la nekk. ñu bëggoon ñu indil ñu fi poste gendarmerie boo nga xam ne dina mën a aar gox bi yëpp du commune bi rek fii ba ca frontière wu Gambie ba dina ko mën a aar loolu nag ñun jiitu nañ ci def nañ délibération ñu ngi koy fàttali président de la république ak gouvernement am ñi ci am cër yëpp ñu jàppale ñu ba loolu. mën a am beneen mbir bi nga xam ne soxla nañ ko mooy comme zone industrielle la ñi fiy liggéey si dafa bari ñi koy fréquenter dafa bari te Transgambienne bi dafa xaaj dëkk bi ñaar ci weer yi passé rek fukki doomu aadama ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci ay accident ñu bëggoon ñu indi ñu ay doodaan. Macoumba Diouf mooy it directeur bu horticulture dañuy daal di wax ci leneen mu di njàngale mi ci diwaanu Sédhiou toll nañ ci juróomi ñaari téeméer ci ay jàngalekat contractuels yoo xam ni weeru décembre bi jotuñu seenu ko salaire gannaaw waxtaan yoo xam ni te séq nañ ko ak kilifa yi foofee xamal nañ leen ni daanaka ab parte dong moom moo ca daal di am ba nii nag nee nañ ñu ngi ci utuk saafara waaye nag ba nii France daal di dem gisuñu benn yoon ñu jot yooyu le salaire tax ba G7 nag amaloon ab conférence de presse ngir nag daal di artu xam le ni kon salaire yi la ñuy sàkku nu mu gën a gaaw ñu jébbal ko lu ko mooy leneen dina ca daal di am Bernard Coly moo yor kaddu G7 bu bés bi ñu teewlu kaddu yi mu dénk suñu naataango foofee di Ibrahima Diallo. donc fu mu toll nii am nañu ay 400 enseignants yi nga xamante ne ba léegi mënaguñu jot seen salaire dox nañ si nag luñ ci war a dox jëm nañu gis autorités yi ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite waxtaan nañu ak ñoom waaye am na luñ ñu wax. waaye ñun jàpp nañu ni am na tam lu ñu mën a def lu ñu war a mën a def loolu la ñu tàmbale ni nag lii nag ndorteel la pour que ñi nga xamante ne war nañu dégg maanaam ñu nekk les autorités centrales ministère ba ñu mën a dégg ni tel problème am na région de Sédhiou te ba léegi MCA yi mënuñu dugg ci seen jot seen salaire donc jot nañ si ñu taxaw si que ñu xool nu ñu koy régler nu mu gën a gaawee pour que chaque agent mu mun a jot salaire am mu mun a continuer def liggéey nu mu waree parce que xale yi soxla nañ ko agent itam soxla nañ ko bu ñu paree ci point de presse bi dinañ ko évaluer ñu xaar suite bi ndax administration bi dina yëngu wala du yëngu su yëngul dinañu dajewaat ñu xool
ban décision la ñuy jël pour que problème yi ñu saafara ko nu mu gën a gaawee parce que jot na nag dëgg-dëgg nag enseignants yi xaar nañu délai yi dépassé nañ ko parce que métti na trop nga toog depuis le début de l'année jusqu'au 8 mënoo jot sa salaire. Sédhiou la ñu nekkoon fa la ñuy daal di desandi dañuy dem bi yoon ca Borogon ak ci Jafilong ci département ba la nekk ca Sassamba foofee nag ne ñu daanaka dara amu fa dëkkaat yooyee ndox courant niki noonu it bërëb pajukaay ak internet luxe la ci ñooñu nga xam ne ñooy yeewoo ca googule gox askan wi nag muñ nañ ko mëntuñ ko muñ ñu becc ci seenu ko njàmbat jébal ko nag autorité yi nga xam ne ñu saafara dong lu ñu bëgg ci jafe-jafe yi dañuy dem foofee ci diwaanu Sédhiou fekk fa suñu naataangoo di Ibrahima Diallo. Borogon ak Jafilong ñaari dëkk la yu nekk ci commune bu Sansamba fi nga xamante ni amaguñu ba léegi lan mooy progrès moo waral ba ñuy xaar ci nguur Sénégal mu jàppale leen ci wàllum électrification waaye tam mu réaliser leen ay forage ak tam mu bitumel leen yoon bi nga xamante ni moom moo traversé seen dëkk bi. ñu am benn route boo xamante ne latérite la amul goudron boo fi jaaree day mel ni ku nekk di gas ñaari villages yi yëpp Jafilong ak Borogon amul benn teen boo xamante ne mun nañ ko utiliser amul forage boo demee fii Kamoya am na forage boobu mun na alimenter fii yëpp mais nous réclamons ñun lu ñuy laaj mooy suñu forage bopp courant amu fii tey ñoom ñëpp bu ñu doon wër campagne jaaru na ci dëkk bi ku dëkk Bambey ku dëkk Fongolemi ku dëkk Thiès ku dëkk Dakar tous des Sénégalais on est au même pied d'égalité il faut qu'il ait l'équité n'est-ce pas de ce partage. ci bu muy xuus si waxtaan bi kii di Ansoumane Coly nekk seen porte-parole bi adduna tam si ñàkkum couverture réseau de téléphonie mobile mi nga xamante ni tax na ba mun ñu connecté wu. amul koo xamante ne mun nga connecté yow sa liggéey boo ko paree fii xanaa nga dem Sédhiou nga def montage boobu mais munoo ko def fii parce que amul fii réseau. ci bu mu jëlee kaddu gi kii di Fanseni Bodian moom génn na addu si ñàkkum kër docteur ñi nga xamante ni day faral ba jigéen ñu won lor ñu sonn say bu ñuy mucc. te bu ñu ëmbee duñu am docteur duñu am oto bu ñu yóbbu ñu dem faju ji da ngay am saret boo egg sar balaa ngay egg hôpital fekk wasin nga xam nga loolu ñaaw na. jafe-jafe yi lee yëkkati nañu leen ci journée culturelle ñu doon amal nekk moment tam bu ñu tànn ngir waxtaanee xool tam pexe yu ñu nar a taxawal ci maintien xale yu jigéen yi ci l'école yi. kuréel gi dajale imam ak waarekat yi nekk fii ci réewum Sénégal daal dinañu demoon ci diwaanu Thiès foofee lu toll ci juróom fukk ci ay imam ni ki noonu it ay waarekat daal dinañu leen di nag formé waat tàggat gi nag sobluwul ci leen lu dul fan yi teg seen tànk waaye itam seenu ko làmmiñ ci waare koo xam ni dina jëriñ te it ñu jëriñoo ci noonu it kon bëgg nañu ñi nga xam ne ñooy waarekat yeeg imam yi ñu gën a dox seenu kuréel ci nag fu jafe-jafe am ñu daal di fay dox tànkuk jàmm waaye itam diine yi am ci réewum Sénégal ku ci nekk kon daal di koy xool nu mu koy fasante ba jàmm gën a law ci réew mi am na doléance ak càkkuteef yoo xam nit yëkkati nañ ko foofee imam Mohamed Mbaye ñu teewlu kàddu yi nga xam ni dénk na ko ca mbaytaal xumma jikko yi xaw naa sooxe lool ba ëpp dayoo jaaxal ñëpp nag ñàkk gëm sa réew gi ak ñàkk yar gi ak def lu la neex gi dafa bari ci réew mi ba tax na li mu jur maanaam salte bi ñuy gis ci mbedd mi du dara lu dul salte ay xol salte jikko rek moo feeñ ci mbedd mi donc loolu la ñu gis ni ki nga xam ni mooy jëmm ji nga xam ne liggéeyam dëgg-dëgg mooy defar xol yi defar jikko yi mooy imaam ndax damay wax ni imaam moom rek a am audience boo xam ni chaque jour lu mu gàtt-gàtt juróomi yoon dina taseeg 25 personnes yoo xam ni am na lu mu mën a def ci ñoom waaye am na lu mu mën a dindi ci ñoom état bi gis nga introduction enseignement religieux bi loolu moo ko waral kon ñun jàngum daara dafa bokk ci suñu culture léegi nag segam état nag loolu daf ko war a jël en charge parce que loolu mooy rôle am bu ko defee kon la daara état bi daf ko war a dafa war a dimbali nitu daara yi jàpp leen ci ay moyens maanaam di leen woteel budget boo xam dañ koy voté assemblée muy jëm ci daara yi ñoom ñu di ci sukkandiku ba organiser wu boo xam ni daara dina nekk loo xamante ni maanaam pédagogie bu dëppook jamono dina fa nekk organisation bu dëppook jamono dafa nekk. dañuy daal di wax ci tàggat yaram aslëf laata ñuy soobu ci li ci yéenekaay yi gannaaw Sénégal càkkuteef gi mu amal ci kanamuk CIO ñi nga xam ni te ñoo yor lépp lu jëm ci wàllug tàggat yaram ci àdduna wërngal këpp daal di nañ koy nangul yenn cay discipline yu ci mel ni wushu wala it baseball ñu daal di koy dugal ci Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ni war na am fii ci Sénégal ci atub 2022 Alassane Baldé dikkaat na ci yooyu discipline waaye tam naka la ñu def ba CIO nangul ko Sénégal.
wursu ak baseball ñu daal di koy nag dolli ci liste yi nga xamante ni moom la ñuy jàpp jëm ci Jeux olympiques de la jeunesse yi ñuy amal Ndakaaru atum 2022 ndogal bu ni mel nag ñu ngi ko jël gannaaw ndajewu bureau CIO bu ñu amal ci Lausanne tax lim bi toll ci fanweer ak juróom ci ay discipline yi nga xamante ni tànn nañ ko gannaaw juróom yu njëkk yi nga xamante ni jotoon nañ ko tànn ba noppi mu di breaking skateboard karaté escalade ak lii di surf 35 discipline yooyu nag jëm ci Jeux olympiques de la jeunesse bu Ndakaaru nag tax mu daal di battre record ci discipline yi nga xamante ñu ngi koy amal ci boobee xew-xew suñ sukkandikoo ci kàddu président CONOS nag moom li ko tax a jóg rek mooy fexe du ci ëpp ci discipline nag ñu mën koo pratiquer ci dëkk bi waaye ci Afrique Mamadou Diagne Ndiaye di président CONOS nag moom rafetlu ndogal bi nga xamante ni bureau bi jël na ko gannaaw bi les propositions bu Sénégal moom moomu leen nag ñu jàpp ni saa si tembe mu nga ci Lausanne jëm ci Jeux olympiques de la jeunesse yu hiver 2020 waaye te dana fa présenter ci kanamu 135e session bu CIO bi nag rapport ci tolluwaayu liggéey ñeel wàccaayu JO 2022. Alassane Balde foofee la ñu daal di ndar keppe tàggat yaram li leen ci jagleel loon beneen ponk ñu soobu ci bi ci mujj li ci yéene kaay yi. président Macky Sall day candidat lay doon ci 2024 24 heures yéene kaay di ma xamal ne benn nag ndaw bokk ci APR bu Macky Sall moomee jege it première dame Marième Faye Sall moo xamle lu ni mel ci xëtug yéene kaay bi ñu ne ci fàng Macky Sall mu yor balem di bale teg ci casquette boo xam ne ñu ngi ca bind 24 geneenu ndaw ca wetam Macky Sall sol casquette gu mel noonu ñu bind ca 24 mu mel ni dañoo jox rendez-vous gars yi 2024 Mame Moussa Fafana dëkk ca Géejawaay ne mani la wax ji du deñ Macky Sall mi ngi liggéey ngir am beneenu mandat ma ngi cay liggéey ma ngi cay dox ma ngi cay wax te loolee la fas yéene ci mim réew Moustapha Diakhaté ci tribune yéene kaay ne Macky Sall balaa muy lijjanti beneenu mandat ci réew mi na lijjanti mandaam ci biir APR mandaam nag lu jege juróom benni at a ngi nii mu jeex ci boppuk APR googee te kenn renouvelé wu ko te la mu war a gën a liggéey moom président jamono ji mooy def kenn talaay kàttanam ba démocratie dellusiwaat si réewum Sénégal sénégalais bu ci nekk nag gis sa bopp ci réew mi ay waxul dauphin ak yooyu moom jarul sax di wax Moustapha Diakhaté ne ma ne la ma xam mooy Macky Sall juróom-ñaari xelam mayu ko benn yoon mu dil ak Idrissa Seck di ko defub dauphin déedéet du ko def mukk mbaadu Amadou Ba mii moom moo di successeur bu Macky Sall surtout anema journaliste yi ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu politique day ku ci nekk ak sax xalaat Ibrahima Bakhoum ne dëgg la Amadou Ba liggéey na ci zone yu am solo lu ci mel ni Parcelles Assainies waaye est-ce que Ndakaaru ci Parcelles Assainies la yam est-ce que Sénégal ci Ndakaaru la yam Ibrahima Bakhoum ne déedéet Atab Badji politologue moom it ne am na profil bi nag waaye nag du ministère des affaires étrangères moo ko nar a yóbbu ci président de la République Assane Mbaye ne bu ñu fàtte ni Amadou Ba du moom rek moo nekk responsable ca APR yeneen responsable it ñi ngi bëgg doon candidat ni moom waxtu woo critique yéene kaay ne ma Macky Sall daal dekkilaat na Khoudia Mbaye ak Mbagnick Ndiaye ku ci nekk ci ñoom ñaar def na la PCA ay ministre am la ñu wóor mu sërxal leen ci ay PCA tribune yéene kaay ne ma waxtu woowu moom ñoo lànk ña ngay doxal rek seen xeex googee nga xam ne ñu ngi koy xeex ci lu jëmale kanam askanu réewum Sénégal boole nañ ci Abdoulaye Wade dem nañ seeti Mame Wade niki démb Mame Wade na xamal na leen ni seen xeex googee gis na ca boppam waxtu woowu dialogue national ba ña ngay rayante siisu am na ci seenu biir commission politique ñooy xeex ak commission de pilotage l'enquête yéene kaay ne ma Famara Ibrahima Sagna ak général Niang ñii nag ñoo tay la dialogue national bi commission politique bi moom nee ñu duñu wax ak kenn ku dul président de la république Macky Sall Déthié Faye xam leen ni koon ñoom duñu nangu benn yoon seenu déggoo googee ñu koy waxtaanee feneen Birahim Seck ne la ma bëgg a xamle mooy commission politique bii légalul taxawaayam ci boppam dafa légalul las yéene kaay dama xamal ni attaque contre attaque kay moo am diggante Famara Ibrahima Sagna ak commission politique bi tax ba yéene kaay bi di laas di ma xamal ne dialogue politique bi daal tàbbi na géej Walf Quotidien ne boo moytuwul kay xeexoo gu metti moo nar a am ci dialogue politique bi Sud Quotidien jox kàddu Momar Diong muy nag xamlewaat fan la dialogue politique bi war a taxaw jamono ji Momar Diong ci yéene kaay la leen ëppaloon solo moom moo di nag ñu xaw a déggoo ñoom opposition pouvoir ca nañuy dàqee élection locale yi ca waxtu woowu moom Le Soleil yéene kaay di ma xamal ni gendarmerie nationale day def na liggéey bu am solo ci 2019